mel ni connexion bi neexul de ci man la. lu mu demee Lamine. Cheikh Abdoulaye. yaa ngi si jàmm. waaw waaw maa ngi si jàmm. naka la. sant lu bees. ay gis nga. waaw waaw dafa mel ne yow dégg nga li ma wax de thème bi xam nga ko. thème bi. naka Sénégal. ah. naka Sénégal. Sénégal moo ngi nii rek alhamdulilah. ñu neex. ça va alhamdulilah. waaw lamb dara ci dow. awaat baax bu baax. Mr Lamine. lamb jaajëf ku baax maa ngi ziar. yaa lay bëggee. bëgg naa la ci loo nekk. maa ngi lay bëggee bu baax. jaajëf bëgg naa la jaajëf. Wally TV ñu ngi leen di bëggee de ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax. yaa baax yaa gore. liggéey bi nice na trop vraiment kontaan nañ ci. waa Italie sarte ñaar ñëpp ngi leen di bëggee. jaajëf bëgg naa leen bëgg naa leen. xot waa bi kii nii sax day di bëggee. Toronto. waaw ñëwal ci thème. ciao Lamine. ça va alhamdulilah ñëwal ci thème bi ñëwal ci thème bi. thème bi. waaw. thème mu làmb ji séminaire ministre des sports et CNG le 29 septembre édition tànn. ah CNG affaire kii bi rek yooyu noonu quoi. waaw. ah CNG dañoo war a waxtaan daal seen waxtaanu biir nekk. waaw. décision yi ñu fay xam nag mooy naka la ñuy def pour reprendre li nga xamante ne moom mooy combat yi maanaam daal doxalaat ñun suñu làmb ji na mën nañ ko. doxalaat combat yi quoi. waaw. ah waa CNG moom. ah naka lañ ko war a defee pour yow nan lañ ko war a defee ak corona bi. dama war a tijji fii mooy loolu match yaa ngi daw affaire yëpp a ngi daw yaa ma gën a xaw. non mais lamb ji lamb waaw mais problème bi nag mooy lamb ji moom bokkul ak football quoi. xam nga lamb moom buñ ko tijjee moom il faut gars yi ñëw quoi supporter parce que lamb ji loolu moo koy neexal quoi. waaw mais lamb huis clos moom wax dëgg yàlla moom loolu moom taxul ñu naan lamb quoi. ah oui. waaw mais gars yi nañ tijji stade yi parce que fi mu toll lamb ji mi ngi bëgg a yàqu quoi parce que am na mbër yoo xam ne si ne Tapha Tine maa ngi dégg ñu naan 5 millions xama lañ ko jox affaire yooyu Gris Bordeaux Balla Gaye noonu. waaw mais est-ce que tamit. Modou Lo tey seen journal bi xama démb dégg naa ngeen wax naan moom jotagul avance ba léegi. waaw dëgg la loolu dëgg la mais thème bi tey man est-ce que stade yi mënuñu koo tijji ñu def ay pexe. waaw loolu la ñu war a def. wàññi nombre de personnes yi. loolu la ñu war a def. waaw parce que feebar boo xam ne kenn xamul kañ la fi jógee tamit buñ bëggee toog bëgg a xaar feebar bi rek làmb ji day yàqu. day yàqu te mbëri il faut ñu bëri. gars yi faaw ñu tooyal xaftaan yi. waaw dañoo war a tooyal xaftaan yi. waaw gars yi dañoo nam loolu quoi. jaajëf kontaan naa ci yow. jaajëf waay Lamine ñu ngi lay bëgg a baax nag. bëgg naa la frère jaajëf bëgg naa la ku baax maa ngi lay bëgg bu baax a baax ñi ci am seen xalaat rek mën nañoo wax ñi ci am seen ku ci am sa xalaat rek te bëgg a wax mën ngaa wax ñu ngi gis-gis mooy waral marchandise di jar waaw am dama daa tey am ñu di añee ceebu jën te pourtant ceebu jën war a dàq kos jaboon waaw Lamine. maa ngi lay ziar. waaw maa ngi lay ziar Lamine. yow tamit weekend bi de. ah na ko doon non maa ngi nii xam nga dama doo wàcc quoi liggéey di doxantu quoi xam nga. ok. waaw. ban ci thème bi ban xalaat nga ci am. waaw avant maa ngi nuyu ñii di seetaan ñëpp quoi di souhaiter un joyeux anniversaire si sama poulain bi at Franc. sama poulain Franc donc joyeux anniversaire à lui. donc yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wër. donc voilà thème bi daal mooy Lamine. donc il faut apprendre à vivre avec le virus. donc suñu nee il faut apprendre à vivre avec le virus mooy virus bi kenn xamul kañ lay dem. donc kenn xamu ko yàlla rek a xam. donc man sama idée mooy gis nga stade Iba Mar Diop. xam nga tuuti na. mais stade la. ay lamb yu bëri am na fa. donc foofu sécurité bi mun na cadrer nombre de personnes yu fay nga xam ne ñoo fay dugg. donc at kii léegi su ko defee benn partie supporters yi dañuy nekk benn côté benn partie bi nekk beneen côté yeneen ñaari côté yi donc am tuuti supporter journalistes yi ñëw
donc aussi pay-per-view bi tamit aussi il faut que ñu def ko si. ñi nga xam ne dañuy jënd seen code ñu jënd seen code ñi nga xam ne tey supporters yi nombre de places yoo xam ne stade bi mun na ko remplir ah. stade bi lu mu dem remplir da ngay wàññi xaaj bi. su ko defee comme ministre bi mu ngi convoqué gars yi pour affaire CNG. donc am na benn taxe boo xam ne war nañ ko taxé yenn sponsors yi que ñu ngi mel ni sponsors yu mag yi. su ko defee ñoom suñ duggee si pay-per-view bi donc promoteur bi mun na am si xaalis parce que mun na am ñu koy accompagner. si làmb ji. su ko defee une semaine avant combat bi wala 2 semaines avant combat bi ñu def corona suñ defee test corona donc le jour combat bi le matin très tôt ñu ñëw ñu defal leen test boo xam ne mun nañ ko génn ngoon si avant 14 heures su ko defee mbëri dinañ xam dinañ mun a serein parce que sport de contact la en fait tu vois. donc voilà ak ñii di accompagner tamit mbër bi ñoom ñëpp ñu defal leen test. su leen defal leen test donc lamb ji mun na commencer te mbër yu bëri mun nañ fa bëri même combat yu mag yi. mbër yu bëri mën nañ fa bëri mais su boobaa nit ñi nga xamante ne ñoo ñëw ci stade bi par exemple Iba Mar Diop bi nga tudd sànq. waaw 4 personnes wala 5000 personnes lay jël su boobaa ñaata personnes la war a jël. non su boobaa 2000 personnes rek baax na. 2000 personnes su ko defee ñu xaaj ko dañ koy diviser en fait dañ koy diviser donc suñ ko diviser dina am benn distanciation boo xam ne dinañ kii supporter dinañ ko am te policiers yi dinañ mun a cadrer kii stade bi parce que stade bu tuuti la. donc distanciation bi dañ ko respecter ak port du masque obligatoire dinañ ko respecter ba pare balaa ngaa dugg ci stade bi tamit aussi gel yi ñu defal leen gel. ñu nga xam ne dinañ mën a kii seen loxo yi. donc su ko defee donc ñëpp dinañ kontaan lamb ji dina reprendre donc pay-per-view bi tamit aussi ñu gën ko dooleel. donc parce que sponsor bi su ñëwee ànd ak wala ñoom kii ligne téléphonique yi ñi nekk foofu waa Orange wala ay kii yooyu donc suñ fa nekkee ñoom mun nañ accompagner promoteur bi si. pay-per-view bi quoi su ko defee image bi dina leer donc ñii nga xam ne mun nañu ñëw stade mun nañ ko seetaan jënd ak seen code mun nañ ko seetaan en fait. donc loolu. mais waaw yow Iba Mar nga joxe. Iba Mar kese nga wax mais arène nationale ba tey par exemple su fekkee dañu bëgg Modou Lo ak Ama Baldé ñu bëre bëgg Tapha Tine ak Boy Niang ñu bëre naka la ñuy def. non c'est arène nationale c'est parce que non arène nationale bi. nañ ko xaar man pour man personnellement sama lu ma xalaat mooy arène nationale bi ñu bàyyi ko fa bis kanam ñëw jël stade Iba Mar Diop. parce que moo gën a tuuti force de l'ordre yi dinañ am possibilité pour cadrer supporters yi ah. donc et puis en même temps aussi dinañ mën a surveiller aussi ñi nga xam ne ñi ngi nekk foofu di kii quoi parce que Iba Mar mu ngi si biir Dakar mu ngi biir Ndakaaru donc pour cadrer ko rek. mooy gën a yomb sur les forces de sécurité quoi. donc voilà kon yow da nga gis ne mbër yu mag yi kon dañoo war a xaar ñu bàyyi mbër yu ndaw yi ñu bëre. Iba Mar non mbër yu mag yi sax mun nañ bëre Iba Mar Diop. mais su boobaa est-ce que promoteur bu ko tëgg tamit du perte. non du perte xam nga perte bi mooy lan. du en fait am na nu mu koy liggéeyee ba nga xam ne perte du fa am. c'est-à-dire que ministre bi. mooy accompagner promoteur bi si tëgg combat bi c'est-à-dire que mooy am na benn taxe bu ñuy xam ne da nga koy imposer waa Orange waa société yi nga xam ne société téléphonique yi nga xam ne ñu ngi biir Sénégal ñoom taxe yi ñu dem fay gouvernement bi mën na si dugal loxom génnee benn partie bu ndaw bi comprendre nga pour dimbale ko promoteur bi su ko defee promoteur bi dina si génn en fait donc loolu la quoi mais lamb bi moom war nañ ko tëggaat parce que tey fii sport yi yëpp ñu ngi commencé parce que man sama salle commencé nañu mais dañuy respecter distance parce que sport de combat la sport su ñu nee sport de combat mooy sport de contact en fait
donc voilà ñooñu am na benn kii benn papier bu ngay ñëw ba signer dañ koy signer ah donc ne ñoom def nañ am kii amuñu benn symptôme boo xam ne lié na ak corona bi comprendre nga donc voilà fii sport de combat sport de contact yi gars yi salle yu bëri ñu ngi ibbi tey idée bu mu la jox tey donc suñ ko defee si stade boobu mun na promoteur bi mun na si génn te mbër yi dinañ bëri promoteur bi société téléphonique ak yeneen société mun nañ accompagner promoteur bi ba nga xam ne lamb bi soo ko kii combat bi soo ko tëggee du am perte quoi gagnant rek lay doon. du am perte. waaw. ok loolu am na solo kursu. waaw. wuute gis-gis mooy waral marchandise di jar sa xalaat léegi nañ déglu ñeneen seen xalaat. waaw amul benn problème Lamine maa ngi lay ziar. waaw dégg naa la di nuyu ñëpp. ok jaajëf. jaajëf wax leen ku ci nekk rek na wax xalaatam wax leen seen xalaat Pa Moussa génnal fii nga wax sa xalaat. Bouba Diallo Jéeri. asalaamaaleykum sama analyste bi. waaw. maa ngi lay ziar naa la mere woon naa la man samedi passé amul woon mais comme tey am na. samedi bi passé dama nekkoon Mbour nag. non loolu la amul problème. mais mbaa yaa ngi si. waaw maa ngi jàmm baax alhamdulilah. déglu naa sama président CNG bi mais. Lamine problème président CNG futur président. sama futur président mais problème dina am de. parce que bu fekkee ne xalaat kon ba ngay def thème bi maa ngi doon xalaat balaa may dugg quoi moo tax ma yéex a dugg mais man ñaari yëf laa gis. te bi ma gis première solution bi ma gis enfin du ay solution ñaari issue quoi ñaari yoon yuñ mën a jaar. ma njëkkee ci bi gën a yomb mooy ñi bañ a tëgg làmb mais dinaa ci wax après quoi loolu moom dama sama avis la nag mais premier avis bi mooy buñ ko naree tëgg coach dégg naa ko mu wax gars yi taxes yi ñu war a teg yenn sponsors yi pour ñu teg ko léegi foofu man comprendre ma parce que bu fekkee ne sponsor bi ñëw accompagner kii tëgg promoteur bi mënul ñëw jox ko xaalis ba pare ñu koy tegaat beneen taxe surtaxé ko man loolu xaw ma nag ndax loolu la wax quoi comprendre nga li ma wax man boo ma ne mën na nekk moom mu ñëw fay xaalisam ba pare ñu koy tegaat taxe bu fekkee ne nag waxewul foofu dafa wax yeneen entreprise yu mag ay Orange ak yooyu je ne crois pas qu'ils vont l'accepter aussi ñu taxé leen si benn làmb boo xam ne ñoom duñ si am dara comprendre nga li ma wax bu fekkee ne ñaari foofu laa waxee quoi bu fekkee ne promoteur bi soit moom ki koy sponsoriser dañ koy surtaxé loolu du mën a nekk bu fekkee tamit kooku bokkul ci làmb ji ñu bëgg ko taxé tamit day metti parce que nit doo joxe sa xaalis ba pare te doo am sa produit du feeñ quoi ci làmb ji après mu ñëw tamit si problème mu supporters yi parce que quoi qu'on puisse dire gars yi tamit nee nañ leen séparer teg ñii fii teg ñii fële mais même loolu bu ñëwee sax man ci li nga wax loolu laa ànd promoteur bi dina perte xaalisam ndax aussi boo xoolee combat yu bëri surtout petit combat yi ñu doon kii combat yi mag yi xëj na investissement mooy fay mbëri mais combat yi ndaw yi jaay ticket yi mooy tax ñuy fay leen dëgg la te pay per view bi ñi mu ko jaral dëgg-dëgg ñu jënd ko pour seetaan làmb du ma ne waaw nit ñu bëri loolu dagg seen billet dem làmb sax leen gën a seetaan pay per view parce que am na lu bëri loo xam ne ci làmb ji bu dul nga toog seetaan ko nii doo ko gis quoi te loolu laa gis te man de wax dëgg mbëri man mbëri laa àndal loolu laa wax chaque jour ndax man làmbal mais vraiment bu ma sañoon daal làmb yi ñu bañ ko forcer quoi ñu pause ba ci kanam man de wax dëgg yàlla man bu ma doon du ma mais sama xalaatu bopp parce que li waa ji wax am na benn waay bu ko bind sànq ne li ci coach li ci saal ba du ci làmb ja quoi saal ba ak làmb ja bokkul de comme li ñuy wax te ambiance làmb bi am tëgg yi fii am na tamit beneen affaire bu ma wax moom ne bu ñuy def test yeeg yooyu ñii ñëw ci làmb ji mën na leen defal test mais par exemple mbër yi am na lu ñu fàtte xarxa foofu yi di jëlee ci dëkk beeg yooyu mais ñi leen di jox butéel yeeg yooyu est-ce que ñooñu dinañ leen test donc foofu tamit day gën a am problème quoi yow xëy na ñuy ñëw ci làmb mën na leen tester mais xarxa foofu yi ñuy jëlee rek yenn bagages yi loolu mënoo ko surveiller quoi man honnêtement maa ngi xaar nag lan lañ ci aboutir mais pour dire vrai man bëggoon naa fi rafet njort torop mais man moom bu ma sañoon nit ñi nañ pause quoi ba affaire yi gën a dal reprendre activité yi normalement parce que dina metti torop parce que sans ok loolu am na solo yow daal da nga gis ni da nga gis ni
dañu war a pause ba ci kanam Babacar moo waroon woo moo tax sama kii bi connexion bi non si man de wax dëgg loolu laa gis parce que dina métti de xaw ma nag ci ban circonstance wala xëj na état bi génne ay moyens boo xam ne dañuy accompagner promoteur bi sans moom mu jëli outil sponsor mais sans supporter moom dina man de loolu laa xalaat. waaw ok yaa ngi doon wax ci le 31 octobre bi nga ne. waaw ma ne séminaire bi ñuy def ak CNG bi te nee nañ dañuy utaat beneen kii bu bees ma ne loolu xawul tey xel. waaw le 29 septembre le 29 septembre wax mais le 31 octobre le mandat Alioune Sarr di jeex waxuñu nag dañu ut beneen président mais mandat bi mooy. non loolu laay wax ni pour moo wax ne gars yi tey xel ndax dinañ ko yóbbu kon mën na am na nu muy demee bu toogaat bi. waaw loolu tamit mën na nekk loolu moom mën na nekk. man de loolu laa xalaat parce que bu fekkee ne dañoo def avant le 31 dañ koy def léegi ñu conclure dara ak CNG bi di nekk xanaa kay duñ ko dindi pour saison bi yëpp pour defaat beneen séminaire ak beneen groupe bu bees. waaw loolu yëpp mën na nekk parce que booy xool am na combat yoo xamante ne daaw la waroon am ñi fi nekk nii ñoom ñoo régulariser combat yooyu noonu ñoom ñoo encaissé woon avance yi ñoom ñoo téye reliquat wu mbër yooyu noonu. par exemple Papa Sow Siteu seen reliquat moo ngi CNG ña fa nekk ñoom ñoo ko seet. boo sóoraale la. doy na waar man de xaw ma nag nu mu nar a demee mais gars yi bu fekkee ne tënk nañ lii ak CNG bu bees bi foog ma ne dinañ ko dagg pour saison bi utaat beneen CNG diggante bi. mais gisul tijji stade pour gars yi dem bëri ji. li ma wax rek ñaaray mën a am de mais man kii boobu noonu loolu laa doon xalaataat léegi ba live bi coupé ma ne mais sponsor yi tamit est-ce que tamit dinañ indi fay gars yi ba pare te supporters yi nga xam ne ñoo war a gis produit yi pour jënd ko duñ fa nekk loolu tamit xel nanguwu ko de. ok. supporters yi investir sponsor yi investir pour ñëw def seen produit gars yi def affiche yëpp te supporters yi duñ fa bëri man financement combat yi mooy sama problème en fait. ñu ko naayee gars yi nar a financé. te lam ko wax lamb tamit wax ambiance. parce que ambiance bi dina doy ci stade bi. test corona yooyu yëpp sax gars yi nar a def xam naa ne dina coûter cher de. man de vraiment pour dire vrai de wax dëgg man moom sama xalaat loolu la quoi gars yi xaar ko parce que problème yi nar a jël en compte moo nar a bëri ak feebar bi quoi. parce que li ci yeneen sport yi ay football ak gars yi di ko ubbeeg yooyu bokkul ñoom xëy na am nañ ay système yoo xam ne club yi xaalisu football yeeg basket bokkul ak làmb ji du xaalis boo yor teew mu teew da ngay xaar ba bëgg combat dem def sa montage quoi. loolu ay problème bi gars yi dañuy jaay ay maillot jaay lu nekk am sponsor ay Nike tout le temps ñu ngi ak ñoom investir xam nga jënd fii def ay transfert am lu ñu gagné mais làmb du sport n'importe lequel en fait man loolu moo tax ma ne dina métti trop gars yi taxawal ko de. kon dafa mel ni fédération daal moment bii nii la baaxoon bu ñu nekkoon fédération dafa mel ni tey position bi. am na ku ko doon wax de bu ma juumul kan moo ko Mourtala moo ko doon wax bi passé laay mu ne dañoo war a def élection waa ji ne ko war nañ def élection mais bu doon élection day fekk mu doon fédération. te CNG du fédération mais foofu le problème bi ñu ko nekkee pourquoi ba léegi CNG mënul nekk fédération man wax dëgg yàlla Alioune Sarr sax man ministre bi jàppalu ma ko dara mais structure buy dépendre ci benn nit te nit kooku il rendra jamais compte de xam bii passé moom nga doon wax ak coach de bon ba ma naan ko waa léegi xaalis bi buñ ko daggee foo koy def mais finalement yow xaalis parce que sax CNG moo koy jël c'est légitime de se poser cette question là parce que bu doon loolu la tamit doo xam daal man loolu mooy sama problème gars yi bu ñu naree ubbi pour nii bëri nii dina am problème de. d'accord loolu laa wax quoi fédération moom buñ ko amoon parce que man moom comme li ñu wax gis naa Kéba Kanté yi wax bi passé si Bantamba Modou Mbaye bi. mais am na benn parti bu mu wax dëgg gars yi nañ def vote parce que tamit nommé rek. finalement moom ki mu wóolu la fay teg te ki mu wóolu ça veut dire que moom lu mu bëgg rek kooku la kooku loolu la lar a def loolu am na solo ku la abal bët fu ko neex ngay xool loolu la olof wax. loolu la de waaw. ku ñuy diri du xam ku ñuy diri du taamu fu ndongam di dal. déedéet doo ko taamu. non kontaan naa trop. da ngay nangoo dugg yeneen yi dañ lay jéem a dugal mais da nga naan damaa génn. non boobu damaa génnoon. ok. boobu damaa génnoon. am na solo bëgg naa yow saa yow taaree damay dugg incha allah nekkal si jàmm. jaajëf. jaajëf waaye. non Babacar du woote waat Babacar kay bu woote waatee moom conk laa ko yóbbu.
waaw yow mi woote ñëwal dugg kon yow mi bëgg a woote. Baye Lamine. Kabas taay Kabas jéeri. Baye Lamine si loo ne. maa ngi nii rek maa ngi si jàmm bu baax alhamdulilah. naka waar na mën nañ la mbaa lépp salaam. sant yàlla bu baax alhamdulilah yaa ngi seetaan depuis boobu. waaye man kay xam nga ni depuis loolu maa ngi toog di seetaan. Lamine man du ma manqué émission bi. yow kay yaa may bàyyi si biir rek. mais damay commenter chaque instant di tooñ quoi. aywa kon dugal naa la tey. mais naka waa équipe Lutte TV mbaa ñëpp ñu ngi si jàmm. ñëpp a ngi si jàmm alhamdulilah. pour commencer maa ngi rafet lu baax a baax seen job barke Cheikhul Khadim liggéey bu rafet a rafet ngeen ñu def. di nga ko nii samedi bi liggéey ñu ñoo ngi nii toog en famille quoi comprendre nga ak soxna si. ak si tànk bi nii toog comprendre nga. mais émission yi laay toog nii sama bundu gàlle nii di seetaan lépp yaa ngi dégg. jaajëf. yooyu daal la ñuy xaar ngeen kii pour chaque jour xam nga soxna si sax daf may mujj tooñ ñaam andi Lamine xanaa deful émission ma la ko Lamine neew bi tey bësa fi ne daf may tooñ quoi xam nga. est-ce que ma gën a xam mais rafetlu nañ seen job bu baax surtout ñun waa diaspora bi ñun ngeen ñi gën a maanaam xam nga. informé ñu si làmb xam nga. jaajëf chaque jour ñoo ngi si kii bi émission bu ngeen def dañ koy seetaan di gën a xam nga gëstu si affaire yi nangam ñun moom làmb la ñuy béggee quoi yow yaa ma gën a xam nga. jaajëf lan moo tax na yow. thème bi lan nga ci xalaat est-ce que làmb yi war nañ ko mën a tijji parce que gis nañ le 29 septembre ministre bi dina dalal waa CNG naka la ñuy def. pour delluwaat si. mais làmb ji tijji ko dina maa ngi déggoon jam production xam nga moom gëree la. moom sa copain la yéen moom ay gëree ngeen seen génération yéen jam gëree la nee na moom fi ñu toll nii ku ko kii woon mu bàyyi mu tijji ko sans xam nga tëgg sans kii nu mu tudd sax sans public wala affaire demee mais maa ngi déglu sam waaj léegi kii bi du doon du yomb de affaire yi moom saay parce que nit ki moom bu amee ay idée am jam gëree la moom lu mu song da siy génn comprendre nga. mais bokkul structure yu mel ni làmb affaire de personnel la comprendre nga mbëri seen bopp la ñuy liggéeyal. promoteur bi boppam lay liggéeyal du affaire de état mais bu dee football la comprendre nga comme en cas fii Europe fii nii ñoom day doon affaire boo xamante ne saa yi pour liiw ñëpp la comprendre nga bagage ñëpp la. mais làmb kenn ku si nekk sa boppam jaaykatu chandise bi sax bu ñëwee boppam lay liggéeyal day dagg yéem xam nga am ay ticket yu muy fay affaire demee noonu pour mën a maanaam bu ñëwee boppam lay liggéey lu ko arrangé lay xool maanaam du yomb daal te affaire u sponsor yi tamit foofu la ko gars yi yaakaaraat pay-per-view pour mën a tijji affaire yi comprendre nga. mais wàllum pay-per-view bi nii mën na dox ñun moom wax dëgg yàlla làmb bu ñu ko jaayoon 50 euros sa waay bu taxawee ñu jënd ko bu fekkee liggéeyuñu 50 euros bu ñu ko jaayee defuñu dara fii la ñuy toog xaar ñu tëgg làmb yi ndax moo ñuy wétali comprendre nga. ñun làmb donc la ñuy saar moo ñuy suñu jaayoon pay-per-view bu ñu ko defoon 50 euros leer na ma ne man at mille yu mel ni man daañu ko jënd. comprendre ndax maa ngi woon Espagne nekk fii Angleterre gars yi may toogal yëpp si làmb la ñuy xëy si la ñuy waxtaan. xam nga gars yu bëgg làmb la ñuy nekkal te fii xam nga kenn ku nekk sa kër ngay toog surtout moment Covid 19 bi nga xamante ne saa yi gars yi demuñu fenn bu làmb ëmm seen bombardier taxawoon bu leen jaayee 100 euros dañ koy jënd seenan xam nga jaral nañu ko quoi mais nag nit ki moom saa yi bët du yenn waaye xam na lu boppaatam promoteur bi tëgg làmbam bu dee ñeme na ko def at xam nga sans kii ñun moom na làmb yi taxaw rek làmb yi xam nga ñun moom moo ñu arrangé mais tamit xam nga promoteur buy def dara pour génn si moo tax defu ko pour doon da ngay dégg gars yi parfois ñu naan dama koy def pour bégal nit ñi képp koo xam ne mi ngi siy tëgg di si perte doo ko continuer malgré làmb metti na nag mais am na tey boo si amul tam benn koom-koom bu metti kii bi yaa ngi siy am nit ñi parce que yow avant ngaa dugg si wàllum xam nga affaire u làmb ni amoo woon benn connaissance bi léegi foo toll si monde bi ñoo ngi wax Lamine nangam Lamine sangam li nga bëgg a lijjanti Sénégal da nga koy lijjanti vite facilement comprendre nga bokkul at bu njëkk nu mu menoon gars yi nag boo si amul benn koom-koom boo si perte sax mais tamit di nga si am tur bi xam nga am si maanaam nit ñi dañuy wax bu nit ñi di wut alal wutal nit ñi moo tax làmb amul perte ma yaa ngi dégg suñu père Gaston nag dañ ko doon dégg bii passé doon nañ mooy bi ngay def émission bi problème ak Gris Bordeaux bi doon nañ bëgg a dugg di kii moom chaque jour day wax noonu li ma defal làmb li ma lan la ko làmb defaral loolu la ñu war a laaj lan la ko làmb defaral moom lañ xam nga yooyu dafa bari affaire kii moom laa bëgg a kii daal xam nga lu si léegi tënk mais daal promoteurs yi moom buñ ko songee ñun waa Europe moom diaspora bi xaw ma nag waa Sénégal waaye ñun waa diaspora bi moom bëgg nañu làmb lool te waaw ñun kay wóor na Cheikhul Khadim bu ñu jaayoon xoolal 50 pounds wala 100 pounds benn pay-per-view bi dañ koy jënd parce que ñun làmb dong la ñuy seetal te làmb yi mag yi ñun moom la ñuy kii te luy jàpp si làmb ñun moom la ñuy suñu sport national la ndëgëm Sénégal xam nga sénégalais moom moo yor mentalité boo xamante ne tey bu ñu jëloon benn
football par exemple Barça buy football ak Chelsea wala dara gars yëpp dañuy toog di ko seetaan nii Canal Plus du gratuit Lamine man maa ngi nii sama kër barke Cheikhul Khadim dama yor maanaam kiiwu satellite boo xam ne damay fay chaque année pour am chaîne monde yëpp ba pare yor sama Canal Plus ak Buni Sport te lépp dama koy fay dara du gratuit mais benn làmb boo xam ne da la koy tëggal di la jaay ay benn combat bu mag bu toll noonu promoteur bi def si xaalisam nit ñi investir si pour xam nga loo xam ne yow nii sa sport national la nga ne bëgg nga làmb jaralu la benn 20 euros non mais xam nga. waaw fii de boo gars yi dañuy. ba boo ko defee 6 000 sax coow li bëri ñu ni dafa seer. non mais loolu du ñàkk amateur u làmb yi ñoo koy def ñi nga xam ne maanaam ma riiroonoo moo la ñu mais ñun en tant que amateur man bi may mujj Sénégal defe naa Ama Baldé ak Papa Sow ñoo doon bëre mais damaa jënd billet annexe laa jënd dem toogi daf ma ko jaral. te pourtant boobu dama feebar mais dama yàqamti woon bu may ñëw Sénégal mu tombeex benn làmb mais làmb ju bu mujj fekk Sénégal la dernière fois Ama Baldé Papa Sow mais billet annexe laa dem jëndi dem toog fa ànd ak sama grand frère daf ma ko jaral. comprendre nga nit ku nekk ñi nga xam ne ñun amateuru làmb yi la jaral nañu tey loo ñu jaayee billet dinañ ko jënd. comprendre nga bokkul nag ak nit yi nga xamante ne day dégg tey combat bu mag am na mu kii ñun tey ni ñu siy sonnee nii ñëw Lamine bu duggee maanaam def direct nii ñu bàyyi lu ñuy def nekk si di seetaan xam nga sama waa joobukaay sax anglais sax xam nañ la tam ñu ne ma wéy Lamine Lamine defagul direct quoi lu TV dañ lay tooñ quoi comprendre nga. parce que fait ñun dañu ay amateur du làmb lañ dañuy bëgg làmb quoi xam nga. ñoo ngi ñaan affaire yi xam nga gën a dem sa kaw sa kanam rek xam nga. yàlla tamit jàppale leen seen liggéey bu baax a baax a baax. te xam na yéen it maanaam ñoom Père Bakaay defoon nañ lu doy war mais yéen it def ngeen jéego bu bëree bari si làmb wóor na suñu tubaab yow lu TV ak Babacar Sawaji maa ngi ko dégg sànq muy woote. jaaral ñu ko bu baax a baax ah. seen liggéey rafet na trop barke suñu tubaab ñoo ngi la ñuy encouragé bu baax a baax wala ne fi ngeen teg seen tànk nag xam nga foofu la. te bu leen dara jaxase nag. Sénégal xam nga booy dem nii. coow li day bari. jaajëf bëgg naa la bu baax a baax a baax bëgg naa la wax ji am na solo kàddu yi am na solo jërëjëf ku baax nuyul ma soxna si bëgg naa la bu baax a baax a baax alhamdulilah. Omzo maa ngi lay bëgg bu baax a baax Serigne Ndiour xanaa am ngeen ci xalaat gars yi dañoo namm làmb de. waaw. gisuma la sa kab est-ce que doo ko dindi. dama doon reer quoi. reer. ah reer kay kii. nga reer 19h la ñuy reer saa waay. 19h ngay reer rek. 19h la ñuy reer 21h 21h nga tëdd. waaw tëdd 21h yaa man ci réew mi. kon 9h nga tëdd de timis 19h nga reer bu fi nekk ko. ok sànq ba léegi yaa ngi bàyyi xel waxtaan bi yow tamit lan moo ci sa xalaat. waaw gars yi xam nga rek gars yi moom li ñu wax moom wax nañ ci lu bëri waaye nag affaire yi est-ce que yaa may dégg bu baax de. maa ngi lay dégg waaw. voilà affaire yi c'est que il faut que nga xool ko ci plan yu bëri. fépp comme gars yi ñu wax pay-per-view ci benn côté baax na ci làmb parce que quoi que ak ñu tollu lépp sax domaine yi yëpp lépp koy def nga koy jaay foog nga boole ci le plan virtuel xam nga parce que ku nekk xam na même bu dul sax tey làmb la fekk mu fees da fekk pay-per-view dafa bokk ci luy jaay làmb ku nekk xam na télé yi dañoo signé ñoom contrat waaye duñ la jox tamit lu tax nga leen di jaay sa affiche xam nga man savoir que tey ñuy indi publicu làmb pour mbër bi sax mbër buy bëre te amul public am pour man du affaire yi day te saf làmb public làmb tamit dafa am du ko gars yi man de personnellement su ma mënee dem stade ma fay par exemple 30 000 stade moo ma gënal ma jënd par exemple pay-per-view 5 000 francs par exemple parce que ambiance su làmb dafa am nga nekk biir stade gars yi di tëgg nga koy yëg bëri di bàkku reporter yi nga koy yëg loolu dafa nekk loo xam ne nekk am loo xam ne sa làmb dem xool seetaan ay mbër di bëre yóbbuwu leen foofu moo leen di yóbbu di seetaan ay nit di bàkku di maanaam di nekk ci public biri làmb ci boppam lu muy def ci yaram dafa doy waar ci ñu bëgg làmb laay wax de xam ko doo xaaral ma def kanam beneen affaire bi mooy parce que comme CNG nga wax tamit
beneen affaire bi mooy il faut que gars yi man damay wax souvent que Matar Ba na bàyyi benn affaire gis nga Sénégal lamb yi xawuñu pour def ko fédération. connexion li nga wax mu ngi dagg de dafa mel ni moo ngi def comme ni mu doon def keroog. dafa mel ni yow gàllaaj na yow. mel ni waa CNG. bàyyil ma connecté wu ci tablette bi ma duggaat ci kanam ma bàyyi gars yi moo gën. d'accord. te ci tablette bi quoi. ok. ok jaajëf. non. ana keneen ku ci am xalaat. gars yi nag li ñu wax instant bi côté ambiance rek ngeen fi waxagul ak public ambiance dugal jow mi dugg ku pare pour bokk na Omzo Omzo yaa ngi ci ligne bi ba léegi wala nekkatoo ci ligne wala Serigne mu gaa waay Matar Diallo waaw Lamine. Matar Diallo Diallo Jéeri yaa si jàmm. yow chaque jour dama lay seetaan baay mais doo ma jël quoi. ay jël naa la tey ma xool gisul si non dama dóori woon dama wàcc nii man Strasbourg laa nekk France quoi. yeggaguma gaale ba. yaa ko si jàmm ngeen bokk foo leen nekkoon. dëggantaan mais yaa si jàmm. sant naa bu baax a baax alhamdulilah. waaw mais affaire lamb ji dañ ko waroon pause ba si kanam quoi xam nga ñu gën a defaraat lamb ji réformer ko xam nga li ci yàqu dafa bëri quoi yaa ngi comprendre li ma la wax. waa génneel ñu gis na. parce que non si mbedd bi nii laa nekk waa xaara parce que bërki démb maa doon déglu Lac de mu naan seen combat bi seen assurance bi nii jour combat bi 400000 la ñuy fay quoi xam nga. léegi yow imagineel jour combat bi nga fay 400000 bu combat bi jeexee après le combat même bu guddiment bi noonu boo yéegee sa kër xam nga bu dee le lendemain da nga war a dem hôpital duñ la jël en charge duñ la def dara xam nga yooyu yëpp dañ ko war a defaraat. CNG bi lu muy dagg mbëri nii lu muy dagg mbëri dafa bëri xaalis boobu noonu fa lay dugg xam nga. li nga wax waaw voilà defal nii ñu gis la. li nga wax am na solo. xam nga yooyu yëpp kii yu bëri la quoi moo ëppagum solution que ni ñu tëggagum lamb en plus ak mbas mi ñëw nii xam nga ak inondation yeeg yooyu yëpp war nañ ko defaraat parce que lamb moom lamb bu amul ambiance moom loolu du lamb quoi wax dëgg fa yàlla xam nga. instant bi ñu ngi si coowal Alioune Sarr day dem wàllu dem xam nga yooyu yëpp nañ ko defar ba pare mbër yi jël avance bi ñu jàppale promoteurs yi xam ne instant bii nii lamb ji dafa metti dëkk bi amul xaalis jàpp si loolu noonu entraîné xam nga xaar ñun ñoo gën a yàkkamti affaire yëpp xam nga. yàkkamti ngeen saison bi tijji mais bëggu leen mu tijji ci circonstances yi. waaw kay noonu la fa demee ñun daal bu fekkente ne affaire yi day kii daal xam nga affaire yi nga xamante ne day nekk au normal quoi. mais quant ay supporters di dugg xam nga ñii di def 1 mètre de distance xam nga ñii di seetaan ay pay-per-view xam nga yooyu yëpp c'est bien beau quoi xam nga mais daal lamb daal sans supporter loolu neexul yow xam nga ci dara sax. dëgg la de boo demee lamb parce que yéen nee dimanche nii xam nga da ngay gis mbër bu daan sax bu am mbooloo ñu tee ko fa bañ mu ñibbee. waaw. yaa ngi comprendre li ma la wax yooyu yëpp mais daal nañ defaragum si CNG bi ba pare xam nga ñu dindi ñii ñu war a di ñuy seppi ñu seppi leen ñuñ fay teg ñu teg leen ñu teg lépp en ordre ba pare. mbëri jël avance yi xam nga ñu yemagum ci lool noonu bañ a sonal promoteur yi xam ne xaalis amul. est-ce que encore daal li ma la. waaw après daal peut-être d'ici fin d'année bi xam nga mbëri dinañ bëre parce que ñun fii ñoo ngi génne léegi da ngay takk masque rek booy dugg Auchan yi wala si kii public yi bis yeeg yooyu noonu
mais quant à alhamdulilah quoi. Ousmane bi astafurlah Ousmane kii bi corona bi mi ngi jeex foofu. non man maa ngi nii takkuma masque mais su may dugg si biis yi wala su may dem si Auchan bi nii laay takk masque mais mbedd bi da ngay dox sans masque. duñ la wax dara. non duñ la wax dara ñoom buñ koy def kay duñ leen wax dara man mii su ma ko defee kon duñ ma wax dara. kon baax na loolu tawfeex la. mais kontaan naa torop. tout le temps dama lay wax Lamine jël ma billaay dama kontaan sax mënu ma la expliquer sax lépp quoi xëy na beneen yoon mooy dàkk ma bàyyi ñeneen ñi dugg maa ngi bëgg ñëpp. ñuy bëgg ñëpp. bëgg naa la bu baax a baax. ok. corona kon jeex na France mais Sénégal corona bi wàññeeku na de léegi ay 3 cas la ñu am 7 ay 25 cas la ñu am sur 1000 tests ku ci am xalaat rek da ngay bind. ku ci am xalaat rek ku ci mën a wax sax sa gis-gis rek su ma jàkkaarloo écran bu yàgg rek damay kii quoi damay gëmëntu loolu man moo may yéem Moustapha Bar 50 ñëwal bismillah Serigne Diour ma dugal la waxoo jàmm de dañoo tëjaat seeni frontière nde corona jaaxal Serigne Diour bu Balla Gaye 2 wala bu wala bu Osod allo Serigne Diour bu Balla Gaye 2 wala bu Osod wala bu kan wala bu Bathie Seras. waaw ñooñu ñëpp samay waay lañ nag. kon Serigne Diour amateur bu Osod parce que Osod ngay xëpp ay gàllaaj. waaw Osod sama doomu nday la moom. yaa ngi doon déglu sànq ba léegi lan mooy sa xalaat ci thème bi. waa thème bi am na solo moom. mais yow thème bi si looy wax si waa CNG bi wala waa kii bi pour lamb ji ni mu tëjee affaire yooyu. lamb ji non CNG dañoo war a dem waxtaan ak ministre bi dañoo am waxtaan boo xam ne dañ ko war a def le 29 septembre. la ñuy xam waxtaan boobu noonu mooy naka dañuy def. pour combat yi. waaw maa ngi nuyu kii kët si jabo maa ngi koy nuyu ak Gora Ndiaye mi affaire yooyu noonu xam nga. di ko wax kët si moom xam nga ku baax la quoi xam nga. waaw la gën a góorgóorlu xam nga jàpp fi mu jàpp quoi wax moom mënul ñàkk quoi si àdduna. mais la gën a góorgóorlu rek quoi am na ñoo xam ne jaruñu tontu. waaw xam nga làmb ji. instant bii nii xaw ma dañuy woo waa CNG dañ leen di woo ñu waxtaan xaw ma loolu mais instant bi ñun changement lañ bëgg quoi. waaw changement lañ bëgg. parce que boo xoolee ñun instant bii nii. ñaata la CNG nekk ci bopp bi boobu ba léegi nii Alioune Sarr ñaata at la fi nekk xaw ma ñaata la ñuy wax 25 ans. waaw 25 ans boobu ñun boobu ñun 6 ans lañ am. ba léegi ñu am jabar am doom nag nañ dimbali ngir yàlla rek moom sax buñ ko joxaatee na bañ dañ ko ñaari te yàlla tax. waaw mais xam nga instant bi yow yaa ngi dugg ci beneen débat instant bii nii. non dama lay wax rek ñun dañoo doyal quoi. waaw da ngeen a doyal. waaw loolu moom dégg na ko moom Alioune Sarr dégg na loolu. waaw jàmbaar nag liggéey na nag waxuma liggéeyul de liggéey na am na lu bëri yu mu fi changé. waaw mais su fekkee dañuy tijjiwaat làmb ji ci naka lañ ko war a tijjiwaat wala yow est-ce que d'accord nga ci ñu tijjiwaat làmb ji ak corona bi wala d'accord aussi. non instant bi moom mënuñu ko ubbi moom. waaw instant bi moom mënuñu ko ubbi parce que xamul tax. parce que buñ ko ubbee norme yi ñu bëgg. Sénégalais yi duñ ko def. yow yaa ma gën a xam Sénégal da nga naan kenn ki jaar ci buntu bi laal gel mu tëb. xam nga kenn ki ñu la ko toogal fii mu tëb toog fële naan ay sama bee laa jënd. xam nga li ma la mais bu nekkoon ne comme tubaab yi nii tubaab yi la quoi tubaab yi ñu wax leen la ah dañu sol masque
distance moom dina mën a nekk quoi parce que ñoom wax dëgg yàlla loolu mën a waxal tamit seen dëkk yar nañ leen. xam lu ma la mais Sénégal danaan la sama billet laa jënd. mbedd mi Sénégal day dox sànni ci banaana nga wax mu saaga la. ne mbedd bi mbedd buur la kooku mbedd buur coronavirus yóbbu ko esat foo ne. bële esat bi sawaay musiba am de du sol masque sax day ñëw ne waaye yow muy loolu xam lu ma la. mais su nekkoon nangu nañ loolu ah mënoon nañ kon tubaab bi ñu yoroon làmb ji mën nañ ko def ñoom ba billaahi mën nañ def kuy dugg takk masque xam nga laal gel bi toog làmb ji moom xoola côté ñuy jaay même promoteur bu si bëgg a génn làmb kenn war ko joxe ci gratis parce que làmb du gratis dafa métti xam nga lu ma la ñun ñuy ànd ak mbër yi sax xam nañ ne làmb dafa métti dañuy jox loo xamante ne yow xoolal yow benn mbër bi ci kaw di fayee ko 100 millions mbër bi nga xam te day daj li muy daj di fayee ko 100 000 150 000 loolu boo demoon wax tubaab bi lu dëgg amul loolu du dëgg. loolu CNG war ko seetaan mbër bu ndaw lu mu dee war na fay ko 1 million wala 2 millions. waaw ñoom kii waa parcelles yi damay fàtte tur bi ñoom Franc lu mu dee bu Balla Gaye amee 100 millions ñoo war nañ am 50 millions nañu wax dëgg. xam nga lu ma la waaw mais yow même footballeur yi Messi buy fay ko lu bëri yeneen footballeur yi boo leen gisee doo leen yërëm. mais loolu yoonu CNG nekku ci de ba Franc bu ñu fay 50 millions wala bu ñuy fay 500 000 loolu yoonu CNG nekku ci de. Lamine lamb ji bi ñuy fay mbëri 30 000 kan moo ko fi jëlee. mais waaw dañuy combat 40 000 30 000 amatul. combat yi 100 000 la. waaw kan moo ko fi jëlee laa wax. CNG mënuñoo obliger nit ñi ñu fay nit ñi tamit ay 50 millions. mais dama ne kan moo ko fi jëlee. 30 000 ak 20 000. ma ne kan moo ko fi jëlee. 40 000 ñoo ko fi jëlee. waaw ñu ne mbër boo ko fay lu commencé wul 100 000. waaw léegi ñoom ñu ko fi jëlee bu ñu bëggoon ne yaa ngi dox ji xam nga mbër bu lu mu ndaw lu mu dee fay ko 500 000 mbër lu mu dee parce que booy li ñuy daj la mbër yu mag di daj mbër yu mag sax dañuy dalu dañuy noppalu. loolu de CNG bu ci duggoon moom bu duggoon ci nañ fay mbër kii 500000 suba ma jëlee leen fi yéene nañ mbër nag lu nekk mais tey promoteur day tëgg làmb def ci 10 millions. coût journée bi nekk 10 millions du am du jotaat 10 millions. imagine nga fay mbër bu nekk 500000. non Lamine déggoo ma de Lamine waxee ma comme genre mbër yooyu de xam nga fan laa waxee dama ne mbër bi ci kaw di fay ko 150 millions mbër bi nekk ci mbër yi nga xam ne ñooy bëre combat spécial di fay ko 150 000 wala 200 000 du yoon. ok ak lu mën a xew daal Balla Gaye par exemple su doon bëre. mbër bi ci gën a kase war nañ ko fay 500000. maanaam voilà Balla Gaye buy bëre maanaam mbër bi nga xam te ne mooy bëre avant Balla Gaye di bëre war nañ ko fay xaalis. ok loolu am na solo mais instant bi dugal nga ma ci benn débat. non dañuy waxtaan rek parce que man mi su ma ñëwee jënd si promoteur bi bolok ñaari bolok 400000 man tout maye ko xam nga moom kon kan moo gagné waa jëm stade promoteur bi faye ko na ba teg. tey bamaar lay nekk nañu waxante dëgg. xam lu ma la bu leen neexee nag ñu toog fii déggul ma làmb ñëpp xam ne métti ni si promoteur bi nii mais mag buy naan ndox mu tàng sukar saa tax. mais làmb ji problème bu ci nekk mooy ñi ci kaw la ñuy laal booy ci suuf bu ñu dawee Europe duñ ñëwaat booy bu ci dem du ñëw maa la ko wax de. ci boo amul xaalis di nga am jàmm di nga lekk di nga naan di nga faju. dëgg la. waaw te di nga récupérer. waaw te di nga mën a yóbbante yaay Pape. lu leer laa lay wax kon nag booy du ñu ñëw foofu noonu xam nga leen di fay benn 300000 comme booy Bawol li mu ko waxee noonu joxe kaseem yëpp si sëriñ yi ay gis naa ne waaj dañ koy dóor mu daanu xam nga après ñu ne dañuy biteel bi la sëriñ jur xëpp moo yàq combat bi. jaxase la ak sa xarit. xam nga lu ma la noonu lañ lay def lekk sa xaalis. mais li am solo mooy li ma la sànq dama ne la CNG bii nga xam ne CNG am na lu mu defar am na lu mu yàq. li mu yàq mooy xaalis bi muy jël di ko jox ministre bi yi muy dagg mbëri dagg Balla Gaye 5 millions dagg Gris Bordeaux 5 millions jox ko ministre bi du leeral dara fan lañ ko teg. waaw loolu moom beneen débat la mais am na solo li nga wax am na solo. ministre bi daf ñëw moom ba naan ay moom mooy tànn ñun dañoo war a voter ne kii lañ bëgg ñu teg ko mais moom mujj tànn ku ko neex fan la ko teg. mais ñun yoruñu fédération bay voter. mais Afrique Sénégal rek ak benn xaw ma ñoo fa amul fédération loolu fan lañ ko teg bëgg affaire jubadi rek lañ loolu kese la dañu waxante dëgg. waaw incha allah dinañ Balla Gaye Gris Bordeaux billaahi wallaahi tallaahi gars yi jënd billet rek fayu nañ làmb ji laa la wax. yow Léopold Sédar Senghor la de Léopold Sédar Senghor la combat bi amee.
si loolu dëgg la loolu moom dëgg la moom. xam nga loolu lu ma dëgg la la. voilà waaw affaire bi noonu la fa demee xam nga lu ma la mais instant bii nii na gars yi def changement keneen ñëw toog yor affaire yi mu jeex man loolu laa gis quoi. jaajëf jaajëf. sama xalaat laay wax nag mën naa juum nag. waaw dëgg la sa xalaat la am na solo sa xalaat la am na solo waaye génn nga tem bu yàgg na Serigne Ndiour Omar Kane temps Reug Reug da ngaa xewi laaj aywa continuer fi nga nekkoon. waaw Lamine xanaa léegi tane na. nice. ok waaw man dafa am lu ma lay laaj avant tout d'abord ma ne. waaw. CNG am nañ site internet. am site internet bi wóoruma de. CNG amul site internet. am nañ page Facebook. amuñu site internet man damay dugg si fii damay toog ak samay xaritu tubaab di leen di wax waxu làmb di leen di wax waxu CNG. ñuy bëgg internet bi di xool làmb Sénégal parce que waxuma la YouTube de CNG war na mën a am site internet boo xam ne par exemple tey lépp luy doon dafay dugg. Buzz mas na leen ko wax ni leen da ngeen war a ut site internet. loolu bokk ci Buzz dafa nekk à des millions d'années d'avance ci ñooñu Buzz dimension yu man Buzz xaw ma ko mais depuis bu mu indee esprit PPV beeg yooyu xam naa que Buzz fu muy gisee ak gars yi bokkuñu gis-gis Buzz daf leen raw ci lu bëri parce que gis nga adduna suy dox da ngay dox ànd ak moom lu toll nu CNG y a pas un site internet boo xam ne yow tey mën nga faa dugg parce que CNG tey bu amoon site internet rek seen lu bëri lu nëbbu day leer. xam nga YouTube ay vidéo ngay dugal ay affaire yu demee noonu mais CNG waroon na am benn site internet boo xam ne dina définir CNG définir les termes de CNG lépp loo soxla ci lambu Sénégal boo duggee sur le site internet cette plateforme là nga fekk ko foofu. mais CNG est-ce que su boobaa est-ce que nekk ñoom duñ nekk di joxe ay information yoo xamante ni lambu Balla Gaye wala lambu yaaw jàll ñaq jariñoo ñoom seen rek lay concerné ñu bañ a def yenn détails yi ci biir site bi loolu ci mën naa nekk. non archive lamb ak lépp dafa war a nekk CNG bu amoon tey site internet xam nga tey site internet dafa am ay onglet bu nekk boo fa duggee dafa am loo koy tuddee. CNG war na mën a am benn onglet dama lay jox exemple par exemple CNG war na mën a am benn onglet archive boo xam ne boo fa duggee ay bëre ñoom Balla Gaye bëre ñoom Fallaye Balde bëre ñoom xam nga ñoo ñëpp da nga ko fay fekk mu nekk archive u lamb ñun suñ ko soxlaa seeti ko. xam nga loolu ci rôle CNG la bokk c'est-à-dire damay ñëw par rapport ak ministre bi woote bii mu woote il faut que du jour d'aujourd'hui lu sama waa ji wax léegi ci loolu laay ñëwaat lamb bi tant que nekkul fédération du sotti parce que xam nga lan mooy le rôle d'une fédération avant tout d'abord fédération rôle am avant tout c'est d'organiser et de participer et de faire la promotion de l'activité maanaam li nga xam ne moom moo ko tax a jóg dafay organiser activité di def promotion activité yooyu maanaam di def promotion lamb. CNG xam nga deful promotion lamb CNG boo xoolee seen liggéey yëpp dem kii la dem seetaani ay signature de contrat yi passé ñu dem stade dagg mbëri téye seen xaalis CNG seen liggéey fa la yem. yaa ngi dégg mais tey bu nekkoon ci cadre fédération il faut qu'on sache que fédération te tamit CNG man dama xamul sax lu tax mu dugg ci côté ministère des sports parce que ministère des sports lan lay njëriñ CNG man loolu laa xamul CNG musul am financement ministère des sports bu ko war a mën a tax organiser lamb xam nga chaque jour gars yaa ngi wax CNG dafa war a organiser lamb mais CNG buy organiser tamit ay affaire yu mag ci Matar Ba boobu lay jógee man ànduma ak Aliou Sall mais Aliou Sall tamit luñ ko mënti wax ci Matar Ba la jógee parce que Matar Ba moom il fait semblant que mu ngi ci biir lamb te nekku ci parce que pour nga nekk ci lamb boo nekkee ministre des sports tey quoi qu'on dise ñun gisuñu subvention bu tax bu état mës a yëkkati def ko ci lamb jël nañ arène nationale dëxëñ fa mbëri léegi ne la combat boo mën a am def ko arène nationale am na combat yoo xam ne xejul arène nationale loolu problème la am na combat yoo xam ne dafa tuuti ci arène nationale loolu problème la léegi nag ñoo ñëpp nga ne leen arène nationale nga leen di yóbbu donc loolu noonu yëpp xam nga yooyu ay jàngat yoo xam ne la suñu dajee war nañ mën a toog waxtaan ci ba nga xam ne yenn stade yu ndaw yu nekkoon ni Sénégal Dakar te mu munoon a jël par exemple benn combat bu ndaw boo xam ne xëy na li mu mën a jël ci public combat Balla Gaye ak Modou Lo du ko jël wala des trucs comme ça ñu continuer di fa organiser lamb yu ndaw yi promoteur yu ndaw yi tamit mën see gis seen bopp xëy na benn Luc Nicolas wala benn Gaston Mbengue li mu mën a engagé ci
arène nationale beneen promoteur munu ko. parce que seeni dayo combat yooyu yemul seeni recette yemul nga bëgg leen jël yóbbu kër gu mag koo xam ne moom lu gars yi di wax rek am na ñoo xam ne kër gu ndaw foofu lañ mën a liggéey am na ñoo xam ne nitu kër gu mag nañ donc ñun promoteur yu ndaw yi war nañ mën a am seeni kii yu ndaw. comme nu mu demee woon bu njëkk rek au moins ñu mën a am benn possibilité boo xam ne dina am beneen stade boo xam ne lamb dina ci mën a bénéficier wu. l'autre truc du jour d'aujourd'hui ñu ngi wax tamit man dama jàpp que ne que tey CNG bu woowee gars yi ba ñu toog am na ku ko fi wax sànq man dama jàpp que ne waa CNG parce que bu lamb sosoo ba tey dëgg nañ fi benn Lac 2 bu ne dagg nañ ma ñaata million dëgg nañ Balla Gaye bu ne dagg nañ ma ñaata million keneen ak keneen bu affaire yi sosoo ba tey man millions yi ñuy dagg parce que bu nekkoon CNG mu ngi organiser lamb nga ne millions yi fii lay dugg bu nekkoon CNG ay mbër a ngi feebar ñu leen di faj nga ne millions yi fii lay dugg donc boobu ba léegi aussi ñun gisuñu loxo CNG ci lenn donc xaalis boobu ñun ñuy dagg ñun bëggoon nañ ñu xam du jour d'aujourd'hui ñu leeral ñu neen CNG loolu moom du leer parce que laaj nañ leen ko ci guddi laaj leen ko bëccëg heure xëdd sax laaj nañ leen ko ñoom mënuñu ci donc y a un problème xam nga mooy li ma lay wax rek chaque jour man ni may gis ne ànduma ak Aliou Sall mais Aliou Sall du ma ko wax yenn yi parce que xam naa ne que lépp ci Matar Ba la jóge ils sont de mèche Aliou Ba lu mu munti def lu nekk dafa neex Matar Ba moo tax Matar Ba gis nga bu ñu dof-dofloo daf fiy tegaat sa Aliou Sall parce que li Aliou Sarr bokk li muy def moo ko neex équipe nañ ñoom ñaar. ok loolu am na solo lan nga xaar ci seen waxtaan boobu ñu nar a def le 29 septembre. li may xaar c'est sur 2 points. j'espère que buñ fa jógee dinañ ñu nekk léegi CNG jógee na fii dañoo bëgg a teg fédération parce que fédération mën na nekk bu ci état jàppee fédération bu ñuy wax mënul nekk yëpp mën na nekk bu baax a baax a baax. pays Afrique yeneen mën na fi nekk yeneen pays yi fi nekk yor fi fédération la mooy fédération dañoo jël turu fédération ngandal ko di tiital nit ñi naan fédération mënul lu tax mënul nekk lan mooy raison yi képp ku la waxati fédération mënul nekk na la jox région bu tax mu ne fédération mënul nekk na la ko wax c'est pas vrai fédération dafa mën a nekk bu baax moom mooy première chose. deuxième chose on veut tey chaque jour ñuy wax lamb chaque jour ñuy wax mais les amateurs dont on parle ils sont pas respectés Doudou Ndiaye Jekko bi ñuy wax est-ce que bokk na CNG. donc léegi nan ngay jëlee lamb te yow les amateurs parce que Doudou Ndiaye Jekko quoi qu'on dise c'est le président des amateurs ñun ñii di seetaan lamb donc moom mooy suñu autorité locale foofu donc on peut dire que kon amateur bi amul cër ci lamb parce que bokkul ci CNG tey pourtant lépp lu ñu war a mën a def ci lamb war nañ mën a woo Doudou Ndiaye Jekko mu toog parce que lamb sans amateur dañuy wax mbër di wax lu ñu munti wax mais amateur bu amul lépp tas ñun ñuy toog fii di wax bés bu ñu bàyyee lépp tas booy tëgg da nga am ku la feccal xam nga donc tamit loolu bëgg naa amateurs yi am ci yoon média yi tamit ñu gën a am mais média yi ñu gën a am aide support de l'État waxuma la ay kii de mais ñu am support de l'État il faut que média yi am support de l'État pour gën a mën a promouvoir la lutte lamb bi dafa nekk ci yoonu promotion te ay site YouTube ak yooyu kese dafa doyul mais pour nga mën a yegg ci yenn niveau yi il faut que état bi dugal ci loxom nañu bàyyi di wax ministre des sports bu nekkee ministre des sports ci génn ci ay télé laa ki ay YouTube kese di wax maa ngi def nii ci lamb bi non Matar Ba sincèrement man lamb bi ñuy wax bëgg na lamb yépp ci ay parrainage laa koy gis ak wax bu bëri mais gisaguma ko ci lu formel gars yi nañu dugg ci lu formel na gars yi dugg ci lu forme def xaalis ci lamb bi jàppale média yi jàppale amateurs yi jàppale mbër yi maa ngi tëjee ci benn affaire na boo xam ne métti na ma trop keroog foog naa ci sa live la xaw ma live bu buzz mooy live bu fëgale bi maa ngi dugg di seetaan Zarko di ko saaga ñuy tontante ba fëgale naan ko jëlal sama numéro bu nekkee saaga rek nga bëgg dinañ ko delloonte ba mu saf léegi ñoom ñaar xarit mais loolu noonu lu ma bëgg a wax mooy loolu nañ ko moytu parce que star nañ te ñun ñii di seetaan lamb nañ ñu jox cër ñu respecté ñu ñun am nañ leneen lu ñuy def am nañ yeneen yitte bu ñu toogee fii amul dara loo xam ne ñoom gën nañ ñu ko bu ñu leen bëggee ñu topp leen ñu sopp leen ñu ne tamit lamb dafa bëri violence ñu ne lamb sponsor yi ñëwatul bu ñu jàpp que ne live bi ñun rek ñoo koy seetaan live bi xëy na sponsor yu mag ñu ngi ci ginnaaw di la seetaan yow Lamine parce que yow Lamine bokk nga si ñuy jaay lamb donc ñoom nañu professionnel
seen wax nañ ko gën a defaraat nañ gën a ñun lépp lu ñuy wax rek nañ ko wax ci cadre boo xam ne mën na defar làmb. ok maa ngi jégalu nag gars yi xam naa yàgg naa trop te am na ñu war a dugg donc waaw ma yemale ko foofu rek. jaajëf dama naroon arrêté sax mais foog mu dugal tumaani nii foog mu dugal ko soo koy pare ak si kii moom tumaani daw na tumaani loola dal du gàttal ma xool sànq ba léegi yaa ngi xaaju pour dugg de ay wax sa xalaat wax bi am na solo wax bi sama waa ji. jërëjëf Lamine. naka ma ci loo nekk. waaw maa ngi sant naka mu lu bees. sant alhamdulilah. yaa ngi xaaju rek mu jël la léegi jël naa la lan mooy sa xalaat ci thème bi. waaw sama xalaat mooy maa ngi nuyu déjà ñi seen follower yëpp ñi leen suivre yëpp ci Instagram bi ak ci plateforme yëpp. di commencé par di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un di jaale sama rak suma xarit Ibrahima Faye suñu papa bi nga xamante ni moo fi jógee lu yàggul. di ko ñaan àjjana. yal na ko yaatu incha allah rabbi xam nga. di leen ko jaale aussi équipe Lutte TV bi yëpp di ko jaale ñëpp parce que macha allah bës moom léegi ay follow am ay famille lañ quoi. ndax mbaax ak yaaroom et tout vraiment di ko ñaanal yàlla bu baax a baax. maa ngi lii sa thème bi c'est intéressant en fait man waxoon naa ko ci koor gi mu xaw a nekk lu xaw a ëpp tuuti xam naa moo tax sax defaloon ko ci seen page YouTube bi mais assises yi nga xamante ne ministre bi organisé woon na ko. dañ ko jóge te assises jurul dara boobu la ñu waroon xam ni làmb awma yaakaar mën naa juum nag mais même su ma juumee c'est de bonne foi pour man ci assises yooyu foofu la làmb waroon jóge defar wala mu jóge fa yàqu ba faaw assises sana sa jaar en fait li may laajte man tey mooy Matar Ba suñu jàkkaarloo woon tey man ak moom lenn laa koy laaj mooy bi assises yi jeexee ñoom assises yooyu lan la leen jural lan lañ fa jàpp lan la jur. dara. parce que assise du lu ndaw assise mooy da ngay woo toutes les instances de la lutte woo amateur woo mbër woo promoteur du dëgg ñu seex laa mu ñëpp ñu toog waxtaan mais bu ñu ko jógee tey normalement lépp loo xamante ne moo nekkoon jàngoro làmb assises yi waroon na ko mën a saafara quoi kii génn léegi nag wax na lépp pratiquement xëy na affaire yi ñoo xaw a désordonné mais pratiquement wax na lépp Matar Ba bu bëggoon Alioune Sarr jóge fi tey def fiy jógee mais Matar Ba du ma moo fi jël Alioune Sarr raison yi ñëpp xam nañ ko politique rax na ci fatigue leneen ak leneen beneen bi mooy gis nga li mu la laaj xam naa loolu boo ko thème bi sax mais moom moo ko wax xaalis bi ñu doon tàgg mbëri fu muy dugg Alioune Sarr mës na ci tontu Alioune Sarr dama ko yàgg suivre en fait benn bés laaj nañ ko xam nga lu mu ci tontu dafa ne CNG ñi fi liggéey ñëpp amuñu salaire kenn fayu leen ci biir CNG quoi. waaw. di organiser lii bu ñu organiser drapeau chef de l'état fii la ñuy dugg c'est-à-dire tontu na ci yàgg na ci tontu xaalis bi ñuy dagg mbëri ñoom moom la ñuy jot ñi liggéey CNG ñi nekk CNG li ma lay wax nii jël sa micro nga dem laaj leen ko am na amateur bu ko wax ku ci nekk ñoom bu weer dee di nga am loo jot wala bu làmb jeexee di nga am loo jot muy Thierno Ka ñoom Thiam ñoom Aliou Sarr ci boppam ñi nekk CNG ñëpp ku ci nekk ñi nekk foofu noonu di nga am lu ñu la jox nga def ko sa poche mooy xaalis bi ñuy dagg mbëri xaalis bi ñuy dagg mbëri ci seen poche di dem Alioune Sarr yàgg na ko wax indirectement Alioune Sarr musul estimer mbëri musoo dégg fu ñu waxee Alioune Sarr ci mbër ba mu wax ci mbër lu baax ba bi muy seeti bi Gris Bordeaux këram vidéo boobu yéen a ko diffusé di ko tooñ xoolal ci tooñante bi ñu doon tooñante rek waxu ci lu baax Alioune Sarr mooy nit koo xamante ni dafa diriger mbëri te joxu leen cër nawloowu leen en fait mais man en fait li taxoon ma gën a yokk bëgg dugg sax parce que gars yi wax nañ lépp déjà mooy li ma fi waxoon ba le passé mbëri ñoo war a am fulla am fayda waxoon naa ci koor gi ne leen mbëri dañu ñëwoon làmb suux yàlla indil leen xéwal mooy pay-per-view dama koy assumer tu vois un peu keroog ki doon entraîné Balla Gaye mooy xaritu te mu nekk fii France su mu tudd waaye ki bës jëloon Ali Ndiaye wax na keroog nee na bës ne ko yow yaa war a assumer effectivement foofu dama fa d'accord ak moom li muy nekk sama frère yëpp keroog maa ngi koy wax ci commentaire yi en fait bës sa yàlla ko jox benn place ci làmb boo xamante ne moom moo war a jóg assumer ko mbër yi gis nga mbër yi intelligent dëgg jëlal si micro nga laaj leen bi wallahi azim pay-per-view buñ ko defee mbër mën na fay ko 500 millions mbër mën na fay ko 1 milliard
c'est-à-dire tey lamb moo mbëri ñoo war a professionnel lamb moo war a weesu foo xam ne dama lay jox avance ay avance non da ngay investir il faut ñu jël ay risques il faut que mbëri nangu jël ay risques bu ñu bëggee lamb avancé xam nga ndax comprendre nga fi may waxee wala parce que tey li may wax rek nee naa leen bu fekkee ne sponsor dafa jeex ci lamb sponsor bu jeexee ci lamb stade amitié boo tëggee par exemple Balla Gaye ak Modou Lo mooy lamb bi gën a populaire quoi exemple bi ma lay jox bu fekkee da nga ko tëgg ci ticket ñaar pour yow ñaata la war a mën a génne nga fay Balla Gaye 100 millions fay Modou Lo 100 millions yow tey ci sa xalaat bu bokk stade amitié bu fees del logique yëpp ñaata la war a génne maximum est-ce que mën na fay ñaari mbir yi. plus de 200 millions day génne plus de 200 millions. waaw non mais attends est-ce que mën na fay ñaari mbir yi. si mën na fay ñaari mbir yi ci la yem ci ticket laa wax ticket. ticket waaw day fay mbër parce que boo xool Gris Bordeaux Balla Gaye promoteur bi jaana minimum 180 millions. waaw minimum 180 millions minimum nga wax. waaw moom man nag yaakaaruma woon ne ticket mën na fay ticket kese mën na fay ñaari mbëri quoi. parce que loolu nag yéen ñi nekk ci biir moo tax côté boobu moom yéen ñi nekk ci biir yéen a ci mën a gën a xam lu bëri mais man sama xalaat bu gàtt jàpp ma woon ne ticket mën na fay ñaari mbër mais en tout cas li wérte wóor mooy tey mbëri man mbëri rek ñoo ma soxal man keneen soxalu ma comme li waaj wax léegi ñun amateur ñu ñooy seetaan ñooy werante ñooy sonn ñooy faral mbëri en tout cas mbëri man ñoom laay wax parce que lamb bu deewee tey ñoom rek ci pertant promoteurs yi ngay gis yëpp yenn affaire ci suuf yenn ci mbëri li yaaw jaal di wax gars yi ci reetaan yenn ci mbëri mooy ñi woy les VIP tey bu lamb deewoon xëy na ñoom mën génn mais yeneen mbëri nekk ci ginnaaw yëpp yuy bëri ay 8e combat 9e combat wàcc jëm suuf xëy na du baax si ñoom parce que tey jël nañ si lépp consacré ko ci lamb li nga laaj sànq am na solo ci ticket yi billetterie yi ba xam mais promoteur warul basé wu ci li muy jaay ci stade pour fay ci mbëri loolu tamit loolu am na solo li nga wax noonu promoteur warul basé voilà parce que toujours Gris Bordeaux ak Balla Gaye moo fi gën a feesagum te boobu boo gis stade bi mel noonu nit ñi toog nañ di xaar ba xam combat bi dañ koy teg wala duñ ko teg bi ñu demee mag ba xam ne combat bi dañ ko teg ci la stade bi feesee on est premier jour pay-per-view mais effectivement en tout cas solution man ci mbëri rek parce que man ci mbëri laa faran man quoi qu'on puisse dire promoteur rek leneen ak leneen ñoom ñëpp j'ai beaucoup de respect pour eux xam nga ak amateurs yi et tout mais mbëri daal ñoom mooy ñi nga xamante tey bu làmb deewoon tey parce que tey sa site bi nga yor bu làmb deewoon tey suba ñu jël ko defal leneen lu TV bii nii mais waxuma la tey ñoom buzz professionnel yi ci nekk mais ñun rek tey fi ñu toog ñun bu làmb deewoon tey fraction de seconde ñu changé Lutte TV def ko benn plateforme te wallahi azim day dox dëgg la juste pour jox la exemple rek wax la ne la tey bu lamb dee woon mbër rek moo ci perte nañu producteur xam ne yàlla andi na leen plateforme bu ñu naan pay-per-view amul sport booy sant ci adduna te doo fay amul fenn léegi match laay xaar nii match championnat France championnat Angleterre la sax fii da ngay fay SFR ñu nekk France ak ay ñu nekk Europe xam nañ li may wax parce que gis naa live bi gars yi bëri en Europe lañ nekk li may wax ñoom dinañ ko confirmer fii en France exemple pour nga seetaan championnat Angleterre il faut nga am RMC sport abonnement SFR ngay jël ñoom xam nañ li may wax beIN Sport da ngay fay canal da ngay fay amul sport booy seetaan ci àdduna te doo fay amul fenn ku leen wax leen ne leen pay-per-view innovation la boo xam ne doomu réew mi moo ko andi muy solution lamb consacré ko ci lamb man dama ko waxoon sax ne ko xoolal dañu bàyyi lamb dem ci leneen jël football bi def suñu championnat bi ñu xool lu ñu koy propulsé te lépp mën a nekk mais bëgg lamb ndeysaan bëgg lamb moo ko bàyyi ci lamb mais xam-xam bi ak temps bi mu jël consacré ko ci lamb mën na ko def ci benn sport wala ci benn fànn te teew day dox ñoom professionnel xam ne yàlla am leen pay-per-view ñu ànd liggéey ñu professionnel xam ne nag tey sport day am fooy toll foo xamante ne da ngay jël ay risque ñu àndandoo ñun ñëpp luñ ci am bokk loolu mais loolu kese la tey dama ñëw fay la tay nañu waxante dëgg Balla Gaye ak Modou Lo Balla Gaye Gris Bordeaux combat biñ ko defee pay-per-view bi ñu paree dégg leen ñu koy wax buñ ko génte woon noonu dinañ laaj ëpp li ñu laaj waaw moo na leen ci fay ku nekk 500 millions du terre bu paree day làq lu bëri xam nga boo ñu jéem a professionnel jege ñu leen encadré tout bëgguma monopoliser parole bi lu bëree bëri en tout cas foofu laa doon waxee parce que xam naa mbëri yaa ngi seetaan nañu professionnel xam ni teewu aussi te wut aussi ay nit ñu leen encadré parce que mbir boo ci tedd da ngay def li ci war quoi dëgg la kontaan na ci yow bu baax waaw suma xay suma rakk di ko masu bu baax a baax vraiment encore une fois di bokk ak moom naqar bi trop di ko wax ni on est de tout cœur avec lui
jaajëf jaajëf bon courage. jaajëf temps bi jeex na tonton temps bi jeex na dañu bàyyi ba suba insha allahu rabbi suba moom dañuy def live mais lu waaye neex na wax Alioune Sarr Bombardier Gris Bordeaux Lirou Diane ki nekk wax nu la neex insha allahu rabbi wax sa xalaat la rek léegi naa dañuy ñëpp waay jaajëf